ok asalaamaaleykum waa Pikine TV kontaan naa lool ci recevoir leen tey jii ci fii ci Pikine nga xam ñun ñoo ko bokk ma di leen féliciter te di leen encourager di leen wax ni Pikine moom lu ngeen fi def ñëpp dinañ ci jàpp ndax ñoo ko bokk di leen wax ni man maay Sophie Ndiaye Cissokho je suis la présidente des femmes de Djiddah Thiaroye Kao. Je suis la secrétaire générale départementale des femmes de Pikine, Benno Bokk Yaakaar. Je suis la secrétaire nationale du parti chargée de la propagande et de l'animation. ñun parrainage bi avant muy ñëw waxtaane nañ ko def nañu ay séminaire xam nañu nañ koy defee jégal nañ ko doomu aadama yi keroog bi nga xamee ni le président Macky Sall def na lancement foofu ci CICAD le lendemain même le jour même bi ñuy génn responsable yi jox nañ leen ay spécimens yoo xam ne ba ñu ñëwee dañ ko multiplier ñu jox ko nit ñi boobu ba léegi ñu ngi ci bi ñu ñëwee ku mel na man ci sama bopp laa mën a wax fii ci Djiddah Thiaroye Kao liñ ci amoon responsable bu ci nekk dañu la woo ñu jox la li nga xam ni moom nga laaj ndaxte ñu ngi bind lépp kenn mënu koo bind waaye ñu ngi ci fas yéene 14100 signatures yi nga xam ne moom la ñu laaj au niveau du parti ñu fas yéene ñun def au moins le double ba nga xam ni président xam ni ñun ñu ngi liggéey fii ci département de Pikine rawatina commune de Djiddah Thiaroye Kao ñëpp a ngi ciy liggéey loolu moom lu am solo lool li nga wax noonu am na solo lool parce que parrainage nit ñu bare ñu ngi koy def te xamuñu ko parrainage yàgg na ci Sénégal ndax sous Senghor dañ doon wax ni bala ngaa nekk président de la République da ngay am 50 signatures dont celle de 10 députés maanaam juróom fukki nit ñoo lay parrainer waaye fukki yi fokk mu nekk ay député président bu ñëw fekk nga fi loolu am nga ñu ko yokk ñu dem ba ni candidat indépendant bu nekk bala ngaa dugg da ngay am au moins nangam ci signature nangami junni ci ay signature loolu yàgg nañ koo def mboolem ku mës a dem élection xam nga ne loolu amoon na fi ñu dem élection législative yi passé am 47 listes nga xam ni yàlla moo ci def sutura ndekoon Sénégal dana xar ñaar wala nga xam ne élection du jaar ci yoon ñu dem fi ñu toll nii gis nga ñu ngi ci presque 100 candidats yoo xam ni ku ci nekk da ngaa bëgg a wut te liste bi ubbaguñu ko loolu man buñ ko defee danañ am juróom-ñetti fan yoo xam ne ku yeewu da ngay dem di ràññee pour voter ñu xam ne loolu jëmul kër parce que man su ma jëlee ñeenti nit ak man muy juróom yoo xam ne kenn mësu leen a tëj kaso sunu casier judiciaire vierge bu ñu neexee ñu dem defar parti bu ñu defaree parti nag dañuy dem am nuñ ko tuddee rek ñu am parti dem ni ñun dañuy présenter président de la République def ko ci sunu carte de visite fu ñu dem bind ancien candidat à la présidence de la République réew moo ko jox ñu ne kii kat ak am fulla seet ci moom am na ñu bari loolu lañ ko duggee mais parrainage mooy ku ci nekk candidat ba nga bëgg mu gañe nga xam ne moom ngay jàppale candidat boobu moom ngay signeel mi ngi mel na nga am say jàng wala nga am sa sabar wala nga am sa dara nga ni man mii de Sophie Ndiaye la moom mooy marraine bi bu dee góor ñu ne moom mooy parrain bi kooka dana ñëw ànd ak ku mu war a àndal taxawee bés ba bés ba rafet loolu rek moo dellu si fii ñu ne ku ci nekk candidat ba nga bëgg na nga ko signeel waaye benn yoon ngay signé ndax boo gisee ñu ci biir ci kayit yi bind nañ ci suuf ñu ne ku signé ñaari yoon ci biir papier yi dana mën nañ la ci tëj kaso mën nañ la ci aman parce que day yàq li nga xam ni mooy fichier bi nga xam ne moom la ñu bëgg a taxawal ba xam nombre d'électeurs yi nga xam ne ñoo inscrit xëy na ñëpp sax du ñu inscrit mais danañ xam à peu près candidat bu nekk da nga xam yow ñaata nga am loolu moo tax ñu ne nañ ko def ñuy wax nit ñi ni nous sommes danañ pare ci semaine bi ñun ñëpp moom lañ joxante rendez-vous dugg ci biir dëkk bi nañu ko defoon en 2012 di dox di wax ñu ne xale yi noonu lañ ko def di ko expliquer nit par nit man li ma defagum man su fi ku taxaw dama lay wax ni su ma la bindee dootoo binduwaat te maa ngi bind papier yaa ngi dem responsable ku ci nekk yaa ngi def li nga mën ci loolu waaw
loolu mën nga parrainer Macky Sall dem wotel keneen l'essentiel est que tu t'inscrives une seule fois. mën nga yow l'essentiel mooy nga bindu ci li nga xam ne mooy liste parrain yi waaye man mën naa bind sama tur ci liste Macky Sall te bu wote jotee ma dem wotel keneen. parrainage bi am na sens parce que danañ xam ñaata sénégalais danañ xam sénégalais bu ci nekk ndax am nga 65 000 voix pour mën a nekk président de la république loolu lañ koy doyee. parce que bindu te ba ñuy dem député am na ci ñoo xam ni ci ñetti département la ñu def seen candidat te war koo def ci 14 départements yi nga xam 14 régions yi nga xam ñoo nekk ci Sénégal fu ci nekk nga war faa bindu nga jël ñetti département rek def fa loola gouvernement bi jox la ay journalistes fay say kayit fay sa sécurité fay say rajo fay sa lépp nga def dem ba dikk am 0 wala nga am 50 voix loolu taxul ñuy wax président de la république ku ci représentatif am 65 000 voix yi nga xam ne moom lañ laaj muy 1% des inscrits loolu ku ko am ñu xam ni lii comme am nga ko kii war naa mën a nekk président de la république ñu jël la ak am solo loolu ñu seet ba xam ñu natt nit ñi ba xam ku ci nekk ndax ba au départ am nga loolu rek la. loolu bilan moom bilan bu ca tolloo danañ ko wax mais bilan rek am na ñoo xam ne am na ñu gëm ni am Macky Sall def fi dara parce que pour ñun opposition c'est être nihiliste opposition mooy yow dara baaxul y a rien dara amu fi. am na ñoo xam ne bu ñu leen waxee li fi président def ñooñu dana wotal Macky Sall te sax feneen la ñu bindu donc président loolu boo gisee mu ñu wax loolu mu wateloo ko député à l'Assemblée nationale c'est pour clarifier le débat avant qu'on aille aux élections parce que réew yëpp ay primaire la ñuy def primaire mooy parrainage réew yëpp dañuy def primaire bu ñu defee primaire ñëw door a dem élection fii nag comme amuñuy primaire ñu am suñu parrainage boo xam ni te loolu depuis Senghor la woon. bulletin unique am ñoo xam duñ ko comprendre bulletin unique bu ñu ko defee nu ñuy élection téeméeri ni doo leen defee ci benn ci liste unique mais loolu moo am keroog bi ñu nekk ku bëgg a nekk président de la république envoyé sa représentant mu ñëw jël say kayit ku ci nekk tu as accrédité quelqu'un mu ñëw au nom de ton parti nga ñëw jël ni man maay jël ci turu Macky Sall man maay jël ñu di ko compter ba muy 87 personnes en séance tenante te tëjaguñ ko. loolu moom mënuma ci xam nga ne loolu mënul nekk ku Macky Sall amul boobu jot parce que un président de la république nekk fi 7 ans bay génn sa bilan bu la yorul li nga defal ci doomu aadama yi bu la doyul doo fi nekk di parrainer keneen muy loolu Serigne Mbacké Ndiaye moom bu ko defee itam parce que c'est un libéral dafay jàppale le président Macky Sall kooku sañ na ko mais ça n'a rien à voir avec la présidentielle parce que la présidentielle est très importante présidentielle moom ku ciy dem ñëw wanewu réew mi xam la ngay dem ba ni man mii damay di wut président de la république dem ba ca biir nga naan man dem ci élection yi demuñu deuxième tour demuñu dara nga ni man Macky Sall moo ma yónnee yàlla tere balaa caag ñu def ko mouvement de soutien mu woteel ko avant ñuy jël benn parti muy fab di def di candidature di bindu turam di def ay affaire balaa caag ñu def ko mouvement de soutien daf ko wàññi sax ndax il est trop modeste waaye moom xam na li xew ñun tam xam nañ li xew ndax ñun en 2012 avant ñu dem élection dañoo defoon ay comité ba xam nangami comité yi la ñu am ci biir ci Sénégal ñu xam ne ñun bu ñu gañewul aussi dañuy dem deuxième tour ba ñu demee ba ci biir ñu préparer deuxième tour loolu moo taxoon ñu gañe parce que élection doo tañax-tañaxi rek wala nga nekk dans les réseaux sociaux wala nga nekk ci télé yi wala nga nekk ci rajo yi fu débat dem nekk nga dem di ko animer booy politique da nga ciy def un peu de logique def ci un peu de calcul ba wax ak say nit ba xam ku ci nekk fa mu faible ak fa mu foore nga dimbale ñi bàyyi ñi ñu continuer ci seen élan. ñi naan dundu mbaa dee maa tekki ñooñu ba ñu dem tàgguwuñu Macky Sall te ku dem Europe fekk fa la ñuy def mi ngi fii ci Sénégal. politique de jeunesse bu doxul woon kon Macky Sall du def li mu def kon yow mii en tant que jeune doo toog fii ndaxte yow wër na ma ni ba ngay nekk journaliste ba booba temps Macky Sall ci le régime de Macky Sall ci nga jàngee ba nekk journaliste ndax xale bu tuuti nga. bu fekkoon ne amul fu ñu lu ñu war a def ko ci université def ko ci école yi wan ko nit ñi loolu politique de jeunesse moom dans l'ensemble du monde ay problème la du benn dëkk bu wax ni moi j'ai résolu
le problème de la jeunesse teelu ci la ñu nekk guddi ak bëccëg. loolu mooy liggéeyu président de la république boo seetee président li mu def ci biir réew mi duma ko ci dellu di ko lim ndax xam ngeen ko boo seetee li mu nam ba def pôle jeunesse am ministère de la jeunesse am PUDC am loolu yëpp nga xam ne daf ko indil xale yi pour mbay mi ak napp gi ak sàmm gi nga xam ne ku arrivé wul mën ngaa dem ku arrivé wul ci école bi mën ngaa dem arrivé feneen parce que c'est pas seul dans l'école ou dans les bureaux qu'on peut ci la nit mën a liggéeyee nit ñi meneen fu ñu liggéey ndax am na ci ñoo xam ne boo leen fekki Europe li ñuy nangoo def Europe bu ñu ko doon def Sénégal du ñu sonn ñu ngi ci seen famille te danañ am lu ñu bëgg man Europe laa jógee barki démb gis naa ñoo xam ne ñu ngi tëdd ci gazon yi fa la ñuy fanaan fa la ñuy yendu ñu di leen jox ay mburu ak ay kii ñu di ko lekk. gaaj kenn du la ko xase parce que boo amee sa doom yow xam nga ndax sa doom am na métier wala amul métier dégg boo amee sa doom xam nga ndax jàng na wala jàngul parce que nit ñi itam li nga xam ne moo am na ñoo xam ne jàng nañ ba am seeni diplôme te amuñu liggéey loolu moom tout le monde s'en désole parce que ñëpp mënuñoo nekk ci bureau yi am na ñoo xam ne seeni doom ci seen bopp ñoo leen di nax ndax ñoo leen di wax ne yaay jàng naa boo amee ku yaay ju mel ne Sophie Ndiaye nga xam ne jàngul dara boo ni ko jàng naa admina boo dikkee dafay kontaan ne jàng naa admina ñun ñi nga xam ñooy wut nit ñi di leen seet pour wutal leen liggéey da ngay wax sa doom ni ko ndax jàng kayit yi ngay wax nii ci parrainage bi koo ci wax mën na sama doom mën na maa bindal man damay laajte parce que mbind mi dafa jafe parce que il faut suivre les cases su ma nee ko indi sa doom su ma nee ko ban classe nga nekk mënu ma CM2 ndax yaa ngi jàng mu ne bàyyi naa ñu nga jël juddi wut ay ENO wutal leen ay université virtuelle wutal leen ay université métier yépp a ngi fi waaye toog di jooy wala ngay ñaxtu moo leen gënal ñu dem ñaq dem liggéey comme yow ci soo ba léegi yaa ngi toog di topp sa lii sa Touba TV pour bëgg mu jëm kanam Pikine TV pour bëgg mu jëm kanam loolu bu sama doom loolu mooy li nekk ci dëkk bi am na yoo xam ni ñun ñoo ko war a seetal suñu bopp parce que dem ci bitim réew te tekki woo fa dara wala nga dem ci bitim réew pour dee yi ni maa ngi wuti xaalis bokkul ci gëm yàlla te ñi koy def ñi ci ëpp tàgguwuñ seen i bokk parce que kenn sa ndey du la wax ni kaay dugg ci gaal gi dem def aventure des na bu baax waaye DER bi 10 milliards yi ñu génne bërki dem xam guñ ko jox les incubateurs ñi nga xam ni les jeunes entrepreneurs informaticiens yi nga xam ne ñu ngi génne ay solutions sur la santé sur le vol des bétails sur l'agriculture sur l'élevage ñoom la ñu jox 10 milliards te ay xale dong lañ ko jox benn jigéen amagul xanaa jigéen ju bokk ci loola benn femme amagul beneen jeune amagul 10 milliards la ñu génne barki démb fii jox ko xale yi ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi am ci loo jàpp. ban jeune xamuñu ko parce que DER bi ñëpp a déposé kenn xamul ku ñu ko jox c'était kenn non je regrette loolu moom amul fenn kenn xamul ku ñu ko jox man bourse familiale bi ñu ko bind ci sama kër gi lañ ko bindee koñ bii ma dëkk kenn amul. parce que dañ koy defaree def ko entre les mains du maire le maire xaw ma ku mu ko jox te fii lañ ko bindee ci taabal yi ngay gis sama koñ bii mën nga ko wër ba mu daj doo fi gis kenn ko am bourse familiale te bañ koy bind dañ indi pour démocratiser dañ leen dem kër Sophie Ndiaye sama kër kenn amul koñ bii kenn amul man sax waxuma pour man mais koñ bii ma dëkk kenn amul loolu ba ñuy déposer dañ ne ku soxlaa liggéey na nga dem déposer ci préfecture ñëpp préfecture lañ daj vous n'allez pas me dire que ni des millions de demandes da ngay xool ba xam ndax Papa Ndiaye mi APR la wala nga xool ndax Sophie Ndiaye mi APR la xam naa boobu jot kan moo ko am loolu kenn amu ko yow tukki nga ba sonn réew moo wàcc lu terre moo la jëlee ci aéroport bi yóbbu la fa nga jëm yóbbu la ci biti nga jël sa taxi nga dem sa yoon bu fekkee nag le Sénégal refuse le développement bu fekkee ne ñun ba léegi mbedd yi ni mu meloon lay mel ay crevassé bu fekkee ne ñun bëgguñu train à grande vitesse train à grand écartement loolu sénégalais yi bëgguñu ko ndax dañoo yàq seen xel te fu ñu réew mu ñu dem fekk ko fa les priorités sont quelles sont ça fait partie des priorités parce que Diass comme tout aéroport normal aéroport bi nekk ci nit ñi nga xam ne bi fi nekkoon nga xam ne avion yi bu ñuy dox da ngay xool nit ñi ci biir di la xool buy wàcc loolu ku ne xam ne ni wóorul réew moo dem l'aéroport est à au moins 100 kilomètres de villes léegi ñu jël aéroport bi yóbbu ko Diass nga war a wàcc war a fay 13000 wala 20000 pour mu yóbbu la fa nga jëm
ñu indi la terre bi nga di ci fay 2000 francs pour àgg Pikine wala nga àgg Mbao wala nga àgg Dakar mais qu'est-ce que vous voulez loolu ñun dañoo on projette ndax dañoo bëgg Sénégal pour mu jëm ca kanam jeune bu ci nekk wala waxuma jeune de mais kër gu ci nekk nga xam ne on l'a détruit kër gu ci nekk jox nañ la terrain fay nañ la sa xaalis déggoo kenn ku fi yuuxu ni man terre bi ba fi jaar dañ ma amel xaalis amee lu ñu kenn dërëm mieux mënoon leen a jox rek seen valeur maison mais dañ leen a jox terrain fay leen seen valeur maison déggoo kenn ku ci wax dara xanaa ñi bëgg a wax parce que nag am na ñoo xam ni wax rek la ñu nekkee boo solee lu bële sax fokk ñu ne bële nii wala bële naa wala bële nii loolu kenn mënu ci dara. waaw Sénégal du jam ñaajo parce que am na ñu fi nekkoon ne PKS la ñuy def deuxième ville ça n'a pas marché Macky Sall moo indi défi bu kenn mësul gis jam ñaajo kenn ñoom dana ma yàlla baal mais jam ñaajo kenn calculé waale ko woon xanaa booy romb rek ni maa ngi romb jam ñaajo timis kenn daaw fa romb kon si il parvient à en faire une ville ministère yi nekk fa les centres sociaux internationaux nekk fa les arénas nekk fa ay hôtel nekk fa lépp nekk fa man defoon naa ne ku ci nekk da ngay respirer ni lii kat alhamdulilahi rabil alamin man yaakaaroon na ni loolu la nit ñi wax loolu lu ma metti la li ma metti mooy du affaire révocation bi mais Khalifa sunu càmmiñ la sunu xarit la sunu ancien collègue et c'est un grand sénégalais nit ku baax la cet moo dul wees waaye Khalifa nit ku baax la ñun nag kenn politicien kenn xamul fu mu jëm lii ko dal neexul kenn lii ko dal c'est la justice du président de la république justice la bu fekkee ne yow yaa ngi ci justice boobu ba léegi ba mu fa nekkee ci kaso boobu ba léegi am na lu mat at wala at ak genn wàll il a toujours été maire il signe ses papiers mi ngi dem mi ngi dikk mais quand le verdict est tombé mënatul nekk maire mënatul il n'est pas électeur et il n'est plus éligible voie de recours bi kooku moom moo la gën a xam na li xew voie de recours bi ñoom après lañ ko wax mais quand la cour constitutionnelle wax kooku c'est terminé kenn amatul fenn foo jëm loolu nag dama bëgg ngeen xam man je ne suis pas constitutionnaliste je ne suis pas juriste mais bu fekkee ni verdict bi tombé na nga xam ne tu es condamné yow yaa tey ni moom xam na li xew moom moo tey ni moom xam na ko bu baax ndax c'est un grand intellectuel xam na ne verdict bi tombé il n'est plus éligible il n'est plus électeur non loolu c'est du sentimentalisme loolu c'est du sentimentalisme en matière juridique amul sentimentalisme bu ñu la jàppee la main dans le sac nga téye ko di ngay tux yàmbaa wala ngay sàcc yëfu jàmbur bu ñu la jàppee kenn du ndax muñe leen ko ba ca kanam ngeen mën a toge sur le champ lañ lay mënati quand le verdict tombe kooku kan moo ko jël man gisuma je ne suis pas sûr xaw ma ci dara man loolu moom xaw ma ci dara je n'ai même pas été au courant may ñaa bu fekkoon sàcc na 26 milliards du jege sax Macky Sall ki nga xam ne keroog ba mu faloo la lendemain la def OFNAC ni bés ba ma fi jógee bala maa dem yóbbu leen ma fii ñu seet may kan yóbbu leen ñi fi sama ñi ma àndaloon ngeen seet ñooy kan ñun xam nañ suñu tànk fi ñu koy teg de du loolu c'est pas ça loolu je regrette yooyu ce sont des problèmes d'état yoo xam ni ñiy wax ci mbedd mi ak ñiy wax ak Nafi Ngom waxul dara président mi ko démettre waxul dara kon nag les candidatons mun leen a fexe ba xam les problèmes d'état am na yoo xam ne dana leen ko déey mais am na yoo xam ne bu du ngeen ko xam mukk da ngeen di wax rek da ngeen di xalaat rek di wax seen wax di wax mais loolu mënu leen ko xam mukk loolu da xëy na dëgg la loolu moom ñoom wax nañu li ñu xalaat waaye man ji da caaroy kaw gii nga xam ne man fi laa dëkk nekk fi responsable ñun jooyatuñu inondation te ñun nous étions la commune la plus inondée fii la Enan Chine ñëw président de la République indi ko def des tuyaux de 76 milliards Djiddah Thiaroye Kaw moom xaw ma fan mooy taa mais Djiddah Thiaroye Kaw moom ndox ndax nekkatu fi foofu may ñuy def réunion bi léegi meeting bi léegi nit daaw fi taxaw bu ma saana xiin ñëpp dañuy fatu te mi ngi noonu ñuy def te taw na ñaari taw yoo xam ne kenn xamul taw bi nu mu toll mais foofu ñuy def noonu dara amu fa fii ci Djiddah Thiaroye Kaw ñun amatuñu problème de pluie parce que le président de la République jël na affaire bi jëlee ko ca jëmbal boo wàccee ko ca biir géej ga 76 milliards Enan Chine moo ko fi liggéey pendant 2 ans foo dem ci Djiddah Thiaroye Kaw mën nga faa taxaw kon nag ñoom bu fekkee dañ ni arène nationale bi moom moo leen ko def arène nationale bi tooñ na leen waaye defe naa arène nationale nag du yàlla parce que gis naa taw bi bu baree ñu ne Macky Sall moo taw bu accident yi baree ñu ne Macky Sall moo rey nit ñi bu lu am ñu ne Macky Sall bu fekkee ne nag Macky Sall moom am na doole yi di rey ay nit
am Macky Sall am na doole di taw ndox moo xam ni xëy na moom du na yàlla arrêteel mu arrêté Macky bare na doole lool. loolu tëjul kenn parce que dex meew baa nga fa arène nationale baa nga fa kër yaa nga fa. kër yi bu ñuy tëmb kër yooyu yàgg naa tëmb ñoom ñoo la gën a xam ni foofu ab barax la woon ndox la woon arène nationale bi ñu koy laata liggéey les Chinois ont tout fait ba dindi barax bi def ci liñ ci def ci fondement boo xam ne am nañ lu ma 3 mois wala 4 mois ba ñun ba mu saan rob dañ naan Chinois yi lu ñuy gas parce que dañoo gas ci biir ndox ku dem fekk ndox jàkkaarloog dex meew nga fab dex meew bi jër ay xeer sëkk ci defe ni ndox bu ñëwee day bàyyi yoonam tu perds ton temps ndox du bàyyi yoonam mi ngi mel ne nga dem fee ci Soumbédioune nga gis fu rafet nga jël sa suuf su bare ndax am nga doole nga dugal ko ci biir géej gi ba mu xaw a yem nga teg fa sa kër bés bu géej gi mere yaag géej yaag ndox bi yëpp lañu yem a yóbbu kenn du dëkk ci biir ndox kenn du ci dëkk il faut nga defar ko nga xam fi mu ne boo ñëwee ci Djiddah Thiaroye Kaw toutes les maisons abandonnées léegi ay étages la boo demee Gounass toutes les maisons abandonnées léegi ay étages la parce que ça a été fait dañ ko defar président de la République moo ko defar kon bu ñu amee problème nañu poser seen problème correctement ñu seet ba xam les solutions correctes qu'il faut apporter waaye bu fekkee ndox mi bu bare ñu ne Macky Sall moo indi ndox mi ci réew mi bu accident yi bare ñu ne Macky Sall moo rey nit ñi ku xiif nga ne Macky Sall moo ma xiifal foofu sax on peut comprendre mais xiif boobu ngay wax ana kan moo xiif ci Sénégal bay dee ndekki añ reer njoganiku dem ngénte dem fu mu am ah waxal kan moo fi ndekki kan moo fi dul ndekki kan moo fi dul añ kan moo fi dul reer man de gisuma ko fenn man de gis naa xale lu góor yi xëy na ñoom bu ngoonee dañuy dox yi taxaw ci mbedd yi di jënd seeni sandwich sandwich yooyu ñuy dajale nag ku ne sa jënd sandwich sa mag jënd sandwich sa rakk jënd sandwich ku ci nekk jënd sandwich yu 1000 francs boo ko joxe sa yaay mu togg reer bu neex jikko ju baax nag dafa xëy na daf fii bëgg a jeex ndax wacc seen kër ñuy lekk ceebu keccax nga dem ci jël sa 1500 dem di placer ci ci xamu ni koy waxee sax ci restaurant yi wala ngay dem ci kii di wane ni man grand la jël sa 2000 francs def ko reer seen kër nga bàyyi fa ceebu keccax wala nga bàyyi fa mbaxal yóbbu sa xarit yóbbu sa rakk yóbbu sa gel yóbbu sa nangam dépenser fa 10 000 francs seen kër di lekk ceebu keccax loolu musul am Sénégal ñun sunu maas gi ñun ñëpp xamuñu lekk restaurant moo tax restaurant yi di daanu ci Sénégal parce que ñun xamuñu lu ñu mës a am ak lu ñu mës a ñàkk dañ ko jox suñu ndey benn nit mu togg ko ci biir kër gi loolu nag bu ñu ci del restaurant da nga fa dem quelquefois quand il le faut mais bala ngaa kontaan bàyyi kër ga fële wàcc fa li sa baay am wala wàcc fa la sa ndey am génn sa sandwich wala nga dem jënd sa pizza bu baax defe ne yaa ngi toj dëkk bi fekk na yaa ngi rey sa bopp di rey sa famille loolu mooy li nga xam ne moo fi amee benn xiif amu fi boo demee ci Sénégal des profondeurs ñu ngi lekk ceeb foo mësaan a dem laax ngay añe Sénégal gépp léegi ceeb la ñuy añe moo xam keccax moo xam yàpp Sénégal gépp ñu ngi añee seen cere ak seen mbuum wala seen cere ak seen yàpp Ndakaaru rek ngay ñëw fekk nit ñi ku ci nekk bala ngaa kontaan génn ak sa 1000 francs ak sa xarit dem dugg ci kii di lekk waaye loolu amu fenn. ci ñëwee Pam Ndong mi daan liggéey àllum nen ci jeunesse yoroon jeunesse su département bii bu demee ba nga xam ne mooy ministre de la jeunesse bu dikkee Pikine parce que fu mu dem ci Sénégal moog waa Pikine ñoo ànd waa Pikine duñ ko bàyyi mu wéet duñ ko bàyyi mu fu mu kupp waa xale Pikine danañ ko dog loolu bul sonn sax Pam Ndong fu mu kupp rek xale Pikine danañ ko dagg loolu moom lu ma metti la parce que Pikine am na ci ñoo xam ni ba léegi xamuñu fi ni ñu toll ci Sénégal parce que Pikine presque mooy Ndakaaru talent yëpp ñu ngi Pikine cadre yu bari Pikine lañuy fanaan si lycée Limamoulaye presque mooy jël prix yëpp yi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi am na lycée yi nga xam ne ce sont les collèges d'excellence yi nga xam ne moo nekk ci biir Pikine kon man bu doon sama sago damay lancer un appel à tous les Pikinois ñu joxante loxo ku ci nekk koñ ba nga dëkk nga nekk fa leader yaa xam parti boo ne mais ndox mi bu jógee xale lu góor ba fa nekk te am fu la na jóg mu woo ñu fëgg ñoo ñëpp ni leen jóg leen ñu ngàcc ndox mi ñun ba ñu nekkee ba ñu daan jël vacances noonu lañu daan def bu ñu demee bu ñu mësaan dem Linguère bu fekkee ne am na koo xam ne papaam sàkketam daanu na xale lu góor dañuy wax ni tel jour nañ dem wuti ñaq ñu dem sàkketal diw kër papaam nous étions des collégiens bu fekkee ni jigéen ñi la ñun am nañu beneen façon boo xam ne ñun noonu lañ daan def waaye léegi ndox mi da ngay dëkk ci ndox fab sa tànk teg ci biir ndox mi ci biti di jàkkaarloog moom di naan ataaya sa yoon nekk fi da ngay xaar pour gouvernement bi ñëw baleel la sa bundu kër dindi la ndox moom ngaccal la ko à quoi servent les bras
un pays ne se développe que par les bras de ses enfants. Le Sénégal ne peut pas être développé par Macky Sall ni par quiconque. Ce sont les Sénégalais eux-mêmes qui peuvent développer le Sénégal ku ci nekk da ngay jël sa ñaq nga def ci.